donc en attendant ñu ñuy wëral woy bi am na beneen jigéen bu nga xamante ne yaakaar naa ni tey buñ ko doon roy du ñu am lu ñu naqari sam papa souvent daf ma naan xoolal ci soxna jaara man ko ay papa du ma soxna jaara mais ko war sama xarit ba de du ma soxna jaara chaque jour bu ma waxee non man bu may jox exemple danaan ma xoolal soxna jaara bi mu defee lii lañ ko buñ ko defee ma ne ko papa gëmal yàlla du ma soxna jaara maa ngi koy nuyu bu baax mais tout le temps fa la may xoolloowee exemple moom la tey Yacine nar a waxtaanee rendre ko hommage nekk waajur bu jigéen kooku di Xaadimu Rasuul yaakaar naa ni ku ko xamul tamit dégg nga ko. waaw ku ko xamul dégg nga ko quand Thioro m'a parlé ci initiative bi ni bëri na ay femmes intellectuelles yu ma xalaat bëri na lu ma xalaat mais quand j'ai tourné autour de tout ce qui est en train de se passer ci Sénégalu tey bi laa mën a wax dama ne kooku ñàkk koo tudd ci bisu tey bi ñàkk koo sargal ñàkk a wax mooy kan. Erreur bu mag a mag la ndax li ñu waxtaanee yëpp moom tënk na ko soxna soosu am na benn élément buñ ci réaliser mën nañ ko seetaan dellu si sur le plateau. soxna Maam Jaara Buso soxna gu màgg ci diineem Islam mu ngi gane ci àdduna ci atum 1833 ci Fuuta Sëriñ Mouhamadou Buso ak soxna Asta Waalo Mbàkke ñooy waajuru kii di soxna Jaara Buso topp tànk Islam dong moo nekkoon yitteem ba mu amee fukki at ca nga daal di mokkal alxuraan fukki at ak ñeent ci nga bind mushaf maanaam téereem bu njëkk ba mu amee fukki at ak juróom-ñeent ca nga amee diplôme am ci science religieuse li ci mel ni théologie ak jurisprudence islamique soxna jaara ab dundin bu sell la doonee ñetteeli soxna kii di sëriñ Maam Mor Anta Sali Mbàkke ci sellaayam diineem ak conviction am moo taxoon ñu doon gis ci moom ku ci mel ni Seyda Mariama Seyda Aïcha wala sax Seyda Khadija li koy firndeel mooy yenn ci ay jëfam yu mag yu mu amal ngir njabootam wala borom këram soxna jaara ci ay jëfam mës na wàcc ci teen bu amul buum ngir andi ndoxu jàpp kii di kilifaam joxe na ay takkaayam ngir njabootam teg ci yar na riñ ci diine jàngaleen alxuraan ak xam-xam tarbiwu na borom këram ba am ngërëmam soxna Jaara Buso yàlla fayee na ko Cheikh Ahmadou Bamba. soxna Jaara Buso jigéen ju am màggal ji waajuru Xaadimu Rasuul doom yi mu jur rek jar nañu jéem a roy ci moom waaye ce sera très difficile waaye on va essayer quand même. mais c'est possible lan moo tax ñuy wax royukaay lan moo tax jotaay bi am tey je pense que c'est des initiatives tey nit xool na nit jóge fa muuru nit gis na nit muy def lu baax muy def lu sell mu jël roy ko mais comme ni nga ko waxee Thioro mooy du moins Bijou mooy benn jigéen bi am màggal bi ñoo ngi koy décrire comme une femme vertueuse et pieuse moo ngi gane ci àdduna 1833 mais soxna Jaara sa particularité jàng na en fait ñun dañuy foog ne fii soo nekkee def école française rek mooy jàng nga mais am na arabe am na li nga xamante ne tey jàng na alxuraan ba wàcc ko à l'âge de 14 ans la bind première mémoire alxuraanam à l'âge de 19 ans la pare étude théologie ak soufisme te ku wax loolu en domaine de l'islam dajale nga lépp intellectuel bu mag nga parce que fu ñu laal ci fait de société di nga ko mën a wax fu ñu laal ci yarin di nga ko mën a wax fu ñu laal ci spiritualité di nga ko mën a wax donc macha allah muy soxna su mat soo xam ne keroog bi muy jógee kër waajuram bu góor war a dem fekki borom këram dafa ubbi kaaminu alxuraan bi moo ngi tombé ci verset bi yàlla naan yonanti sallallahu alayhi wa sallam mooy dernier yonanti bi nga xam ne moom laa wàcce ci suuf new mu ne nag su dul woon loolu man mën naa giiñ ne man soxna maam jaara ne dinaa jur yonant fa ma jëm ba mu demee fi mu jëm ñu gis ko comme une femme vertueuse une femme soumise ci ni que l'islam waxee parce que am nañ ay anecdotes yuñ ci am mës na téye sa quête bi mu taw toute la nuit te borom këram Maam Mor Anta Sali moo ko ne woon téyel ma ko moom fàtte na sax ne waxoon na ko ne téyel mais pour rek déggal borom këram mu téye ko ba bët set am na beneen anecdote tamit Bijou ngi may xool
am na beneen boo xam ne xale yi suñ koy dégg dinañ ci topp bu baax a baax xam ne déggal rek ak jub moo am solo parce que am na beneen boo xamante ne si teen ba dafa borom këram dafa soxla woon jàpp amul ndox mu dem ca teen ba di su fa buum mu dugg ci biir teen bi pour mën a jëlal borom këram li nga xamante ne moo di ndox bu mu jàppee soxna Maam Jaara boobu Bijou su jamono daan metti ci biir kër gi daan na jël ci ay takkaayam dem ndànk am nu mu ko échanger ñëw dundal njaboot bi soxna Maam Jaara boobu gis xamoon na lan mooy intérêt éducation doom parce que très tôt moom éducation doomam ci jàngaleen alxuraan créé woon na li nga xam ne mooy daara di école di jàngale ba tey soo demee Poroxaan gis nga daara Maam Jaara yi kenn xamul ni mu toll soxna Maam Jaara boobu xamoon na lan mooy diggante moom ak beneen moromu jigéenam parce que bi mu ñëwee diggante ak yeneen i soxna yi mu fekk ci biir kër gi jàmm ak salaam ju mat sëkk la fa indi am rafetaloon diggante bi ba nga xamante ne dañuy faral di wax ne macha allah c'était comme des sœurs ba moom bi mu teelee dëddu àdduna soxna yooyu mu bàyyi woon ci kër gi ñoom ñoo mujj yor li nga xam ne mooy yaru xale yi. donc muy dimension yoo xam ne soxna Jaara daan na def aussi ses devoirs de femme matal ko sëkk soxna Jaara aussi doon na dem ca tool ya donc mu nekkoon benn femme bu mat boo xamante ne récemment am na benn thème bu ñu développé démb dans Libidor on se demandait à savoir le pourquoi may wax ne jigéen ak góor dekete am na fu ñu wuutee Bijou parce que tey on s'est rendu compte que jigéen yàlla daf ko def de telle sorte que lu bëri da ko mën a sóor lu bëri da ko mën a def yàlla moo ñu bindee noonu góor benn côté rek lay xoole mais suñu xel yi lii c'est ça effectivement j'avais donné l'exemple d'un test psychologique neurologique bu ñu def du verre d'eau nga xam ne dañoo branché cerveau ku góor ki branché cerveau ku jigéen ñu jël bouteille ndox bi di ko sotti bi ñu xoolee cerveau ku góor benn point rek moo doon tàkk bi ñu xoolee cerveau ku jigéen plusieurs points moo doon tàkk parce que moo ngi xool ndax kaas bañ ko def set na moo ngi xool ndax ndox ba du tuur moo ngi xool ndax Bijou ngi rey boppam ni la ma jey naa def ci télé bi alors que c'est des tests avérés qui sont là pour montrer que waaw may ñu ci bopp ndax ñu mën a reetaan ñu rek firndeel na ko Yacine parce que est-ce que macha allah c'est-à-dire guddul fan 33 ans voilà doon ñëw waaw te gudd fan personnellement je pense que du nombre d'années bi nga dund mais impact bi ngay am ci sa société et jàpp naa ne tey bu dellu si waatoon jamono ñu teg ko nii ci saa yi dañu naan 33 ans kat guddul fan parce que am na sax ñoo xam ne am nañu 33 ans te amaguñu borom kër donc moom aujourd'hui bu fekkee ni am na 33 ans macha allah jàng ci li nga xamante ne moom nga wax yépp am ci borom kër def ci lépp lu mu war a def ba suñu borom fayee ko li mu ko fayee c'est pour dire que jigéen ñi lu ñu bëgg mën ko parce que bi muy dem wax nañ ko dafa waat ni naam yonent dootul am te bu doon am dina jur yonent fi nga xamante ne fa la doon dem waat na loolu te bi mu demee jëf na lu ko may li nga xamante ne moom la bëggoon c'est pour dire que ñun lii yëpp tey ñuy jàngale ci jigéen li ñuy wax ak contradiction yi li ci am yëpp moom en 33 ans firndeel na ko fësal na ko dund na ko te loolu moo am solo te dañuy faral di gëmloo ne jigéen ñi tey la lutte bi commencé gay mais je pense que environnement bi la ak façon de faire ndax elle est née en 1833 à 19 ans la pare li nga xam ne mooy théologie ak soufisme te yooyu jamono da ngay compter jigéen yi nga xam ne après bi ñu paree alxuraan def nañ des études spécialisées comme ça jigéen yi daan mokkal alxuraan parce que ñu ci bëri dañ naan la saar yi may jullee rek laa mokkal exactement donc mu nekk soxna soo xam ne dañ ko préparer ba mu baliser li nga xam ne mooy terrain mouridisme bi donc comme ni ko Thioro waxee 19 ans la dem fi nga xam ne mooy dem ci borom këram 33 ans la génn àdduna ñuy wax sax ne 33 boobu dafa nekk benn chiffre bu spirituel parce que dañ ne àjjana 33 ans la ñuy am éternellement dañuy gis ne yonent yàlla Insa bi nga xamante ne moom matal na ba war a aussi ak résurrection bi 33 ans la ñu gis ne lu bëri sax si nit ci vertèbres yi 33 la bëri na chiffre 33 te moom macha allah si la génn àdduna donc muy wane ne mën nga nekk ab ndaw mais mën nga réaliser loo xam ne pour des éternités pour l'éternité dafiy des donc ñu war a delluwaat rek li may faral di ko waxee gis nga li ñuy tuutal ci mileem réew di ko bëgg a ñàkk suñ ko demee rek on va vers la catastrophe war nañu delluwaat ci diine gi diine c'est pas le fait de jàng alxuraan rek wàcce ko déedéet diine dafa matal lépp nan ngay sëy lan mooy place su jigéen ku góor ki nan lay toppatoo ku jigéen ki amul fenn si alxuraan fu ñuy waxee ne góor da nga war a noot ku jigéen au contraire l'islam dafa jël sa benn
Sarr jagleel ko jigéen les femmes ont toujours été des reines Ismaïla Lo xanaa dafa ñëw woyaat ci mais bi ko yàlla bindee Sarr fa la wax bi yem je pense donc tey ñu war a gën a glorifier waat jigéen war ko gën a protéger góor ñi comme jigéen parce que jigéen c'est vrai mooy société mooy jur mais aussi góor ñi aussi ak jigéen ñi tant que ñoo ngi nekk ay tout tànk ñu jàngal leen seen diine am na loo xam ne gis nga tey suñ ko amee je pense que on est parti pour li ñuy wax ni yëpp dootul nekkati suñu ay problème parce que rek imagine de son temps ce qu'elle avait réussi à faire autour avec les femmes donc daal ma indi woon tey akamaa dégg léegi na maa dégg de léegi na maa dégg la religion à tout merci beaucoup Yacine tey bu doon éducation religieuse la ñu am problème yi yëpp du am mais éducation bi dañuy jël religion jël suñu ay coutume jël yi ñu tàmm jël leneen ak leneen jàmm ko ci biir ñenn ñi def ko ni mu ko arrangé et puis parent bu ci nekk yaakaar naa ni il fait de son mieux pour éduquer seen doom yi mais man j'ai l'impression que fii ñu nekk Sénégal on se focalise plus sur l'éducation des femmes jigéen la ñuy wax yaa war a def lii yaa war a mel nii yaa war a tegle say tànk yaa war a wax nànk yaa war a noppi yaa war a toppatoo ku góor yaa war a dugg waañ mais doo dégg li ñuy wax jigéen ñi lu ci bëri ñu koy jàngal góor donc yaakaar naa ni war nañu équilibrer aussi côté éducation bi ba nga xamante ne ñëpp dinañ mën a jàppalante non surtout jigéen ñi dañuy continuer di rendre hommage yeneen jigéen tey Awa Gaye dafay def rek ci famille Soxna Jaara boobu ndax